Dakar yaa ngi Feeling Dakar. salaamaaleykum internetu Feeling Dakar ñi amaat mbégte teew fii ngir bégal leen waaye tey nag bés bi dafa ala dawme ndax nag dañoo ne Saint-Valentin te ku ne Saint-Valentin nag da ngay daal di wax li nga xamante ni moom moo di mbëggeel ba tax na nag dañoo dalal daanaan boo xamante ni nii kenn mënul wax mbëggeel te waxu ko artiste boo xamante ni nii mën nañ ne bu fekkee 100 la def 80 yëpp mën nañ ne ci mbëggeel la ko jagleel mu nekk koo xamante ni macha allah kenn dootu ko présenté si li nga xamante ni moo di milieu bi ma lay nuyu Demba Guissé. waaw maa ngi lay cher sama xarit Feuz maa ngi lay nuyu di la kontaane aussi di la remercier aussi ci invitation bi di nuyu aussi Feeling Dakar ak képp koo xam ne yaa ngi ñu seetaan. Demba Guissé tey comme ni ma ko waxee si sama njëlbéen wax rek ñu nekk ci bés boo xamante ni bésu mbëggeel la te kenn mënul wax mbëggeel wax ci artistes yi te tudduñu Demba Guissé. waaw mënta ñàkk bokk ci gétt gi naan ci meew mi moo waral boo tuddee artistes yi wax ci mbëggeel tudd Demba Guissé ndax dama ci bokk te it yoon la buñ leen tuddee tuddaale ma ci. d'accord mais balaa ñoo avancer ñu wax ci sañse bi. waaw yii laay def sangooguma nag dama. nee naa ko moom simple. dama génn ci toilette bi jàkkaarloo ak armoire bi ci laa ubbi rek mu wadd. wadd rek nga sol ko mu waddee rek ma sol tourné nii ndeket dàll yi signalé na ma boppam. ma récupéré ko sol. montre yeeg yëpp. ndax ma def nii. parfum bi ñëw rek ne la pis pis. parfum bi waaw parfum damay génn xam parfum bi sama kër damay génn rek mu dóor mu du ma ko sax laal. dégg nga loolu man nee naa ko Demba Guissé moom simple lul maaxàllaa Guissé maaba lañ wax. tey ñu nekk ci bésu mbëggeel mais mayal meew ko internet yi dara balaa ñoo tàmbalee yow dèjà génne nga son bu yàggul dara boo xamante ni wër na àdduna bi lëmbe na xol yi. Ayo bébé. waaw comme que nag bisu mbëggeel la donc da ngay def. chéri bu dee jooy de ko wax lu ko gën a neex. chéri bu dee jooy bébé de ko wax lu ko gën a neex ci yow kon ne ko ayo bébé. ndeysaan. ne ko ayo bébé kon ma ne ayo bébé bébé. ayo bébé. loolu neex na ayo bébé bi nee naa leen nekk na loo xam te ni jamono ji mu ngi wër àdduna bi ayo bébé da nga koy déglu rek sa xol bi day neex boo xuloo woon sax da ngay am envie juboo mais Demba lan la loolu ayo bébé bi inspiration fu mu jógee. bon juste rek morceau bi ma doon woy la boo seetloo maa ngi ci naan sonal nga ma boo tàppee YouTube di nga gis benn morceau bu ma woyoon sonal nga ma en 2000 je pense 13 ans. 13 waaw 2013. je pense laa njëkkoon génne sonal nga ma mooy mbii fee ok chaque instant booy def live nag da ngay dem ba yàgg sa xel di ñëw ci beneen ambiance boo ci mën a dolli quoi tout le temps nag may remarqué ça bu ñu wooyee rek dañ ciy dugal ayo bébé di ko foowee noonu dem ba yàlla dogal nag ayo bébé nit ñi bëgg ko ma dem ba fin ayo bébé mooy yaama loolu yaama boobu maa ngi ko doon woy ci su ma ñëwee ba ci mbii fee bi ci fin bi ci laa dugg yaama nag bi ma koy woy boo seetloo bi ma reprendre sama album bi reprendre naa ci ay morceaux Youssou Ndour Baaba Maal Thione Seck Nder Wally Pape Diouf ak yooyu partie Wally bi nag foofu laa woy yaama gën na c'est pas quoi yaa dégg partie boobu ma defoon yaama boobu laa indiwaat partie fii ci biir morceau bi yaama bi ma koy def nag di ko enregistré non def répétition bi di préparer Sorano muy en 2008 bi ci Sorano bi ma koy waajal tombeek nag Pendo ñëw di fecc te comme Pendo lu bari ñu koy woowee yaama may woy yaama bi rek tombeek mu taxawaale encore ma koy woy yaama nag ma ne kon nag ça tombe bien si may woy yaama bi ci ambiance bi Pendo ñëw di fecc loolu nag yaama bi sama benn xarit ndeysaan ma koy nuyu mu ngi nekk ci benn site internet muy Mina Xatab Mina Xatab ma koy remercier baax a baax moom woon ne ma mais Demba Guissé mais doo ma envoyé yaama boo fekk génneegu ma sax aaya bébé
donc mu ne doo ma envoyé yaama yaam bi dafa neex lii doo ko génne. moom nag moo ma inspiré sax que ma jël yaama yaam bu def ko ci biir morceau bi. donc mu nekk vraiment affaire bu Sénégalais yëpp bëgg ah. jël nag yaama bi nag comme que orchestre Wally Seck jël naa fa benn boy. benn boy jël naa fa benn waay Benjamin. Benjamin daal nga naan booy. waaw ok mais Benjamin sama frère la suñu naa ko booy sama gars la quoi xam nga indi naa Benjamin moo def marimba bi ah. ma jël Magay Seck si ku Magaw la Seck. mu ñëw mu yor à percu bi. jël yat ma caam ci Viviane Tama. waxtu nekk damaa songu morceau bi. batterie ma dem jëli ji Mangone bu Momo Dieng. indi ko ci affaire donc tey indi aussi sama benn xarit bu ñuy wax Waly nga xam ne moom moo def basse bi. xam nga donc dem studio laaj ak ñoom Modou et tout ça ñu ñëw jàkkaarloog man songu morceau bi. donc morceau bi mënul woon ñàkk mel nii quoi sincèrement. mais rek quand même sénégalais ñoo ko apprécier moo tax seen morceau la. d'accord kon daal dangaa jël fii jël ci Wally jël ci Coumba Gawlo pour mélange boobu noonu moom moo andi. c'est vrai kii bi. waaw xam nga boo bëggee lu neex. da ngay xool ay nit aussi yu mën domaine boobu nga woo leen. gaa sax ñëpp mën nañu. musique sénégalaise fii ñi fi nekk comme musicien ñëpp dañu aay yaa li Ibou Mbaye yoo xamante ne sama album ñu ñoo ko def Ibou Mbaye Moussa Traoré extra ñu doy waar sax ñu garaaw dégg mais tout le temps rek damay changer. des fois ma indi fii des fois ma indi Wally sax da koy def Pape Diouf da koy def kenn da koy def. ki album boo ko bëggee mu nice wala morceau nice jëlal kenn indi fi jëlal kenn indi fi def ko boole gars yëpp ku nekk day jëm indi idéem teg ko ci moo tax morceau Aya Bébé bu mu génnee vraiment donc waaye doy na waar quoi. Benjamin moom dama koy remercier aussi passage di remercier aussi ñoom ñëpp ah donc Benj aussi c'est vrai que mosu ñoo joué muy fàllu nit ku baax aussi vraiment ku waaw loxo bi doy waar loolu moom aussi trop ñu rek vraiment ñëw jàpp ci affaire yi aussi bokk aussi ki arrangé aussi morceau bi aussi mu bokk ci arrangement bi aussi bu baax loolu ma koy siyaar mon frère. ok ñu leen di siyaar ñoom ñëpp macha allah morceau bi réussir na. tey nag ñu bëgg nekk si bésu mbëggeel muy Saint-Valentin Saint-Valentin nag nekk na loo xam nee nañ bëggeel bésu mbëggeel la mbëggeel la ñuy féete waaye nag dañ cee tàmm jour boobu rek waaye tey ci yaakaar naa ci at mi yëpp chaque jour rek jour mbëggeel la waaye tey dañ cee tàmm Saint-Valentin tey mën nga ñoo wax dara si mbëggeel soo ñu doon wax mbëggeel dañ ko décortiquer genre bu fekkoon tey dañ la ne Demba Guissé yow poète nga wax ñoo wax si mbëggeel lan lay doon. waaw xam nga mbëggeel moom dafa doy waar ku ci nekkul mënoo ko xam maa ngi koy wax benn journée des fois nit bëgg nit ñi naan lan la ko toppee lu tax mu bëgg ko des fois moo tax ma ne bu kenn ne su doon man la des fois nga bëgg nit ba sonn nit wax ko sa xarit ou bien sa xarit xam ko nga laaj ko xalaatam mën la waaye mënoo bàyyi kii ay bu doon man la fekk moom mu ngi yuuxu kenn mënul tàndal nit ki ku mu bëgg des fois nit topp nit bëgg nit ki xamuloo lan la ko toppee mën na bañ a nekk ci xaalis mën na bañ a nekk ci taar mën na bañ a nekk ci dara mën na bañ a nekk ci dara nit day bëgg nit rek ngir yàlla du xam ban point la ko bëggee moo tax des fois dañu màndi trop ci nit ku bëgg parce que dafa doy waar des fois nga dugg ci diggante relation ñaar ñu bëggante nga wax ci lu la saf ci xuloo bi mais buñ juboowaatee li nga ko nettali woon yëpp da koy waxaat ki mu bëgganteel parce que des fois c'est important nga bàyyi xel baax si ñaari bëgganteel mbëggeel daal c'est quelque chose boo xam ne kenn mënu koo natt amul fu mu nekk ci doomu adama doo ko xam bëgg daal ku bëgg daal na nga xam ni rek dugg nga daal boo bëggee dugg nga buñ la bëggee dugg nga boo bëggee dugg nga buñ la bëggee dugg nga mais Demba à t'entendre parler dafa mel da nga mës a dund bon amul dafa mel ni sax parce que tey képp ku nekk rek mës nga dund ci mbëggeel loo xamante ni nii tey am nga ci déception nga nettali ñu rek benn déception boo xam ne dund nga ko ci mbëggeel loo xam ne tey jii xëy na jàll nga si leneen sax waaye tamit boo ko fàttalikoo aussi. déception ci mbëggeel. bu garaaw. waaw déception mbëggeel moom dafa mbaa luñ naan. non mosuma arrivé de. sinon bu ma arrivé peut-être si relation yu njëkk yi rek relation temps xale. jékki-jékki rek nit ko bàyyi la te xamul tax mu bàyyi la. ma des fois mos naa génn ak benn gel benn femme mu ngi Cambérène quoi. du ma wax turam quoi non dafa doon génn ak sama benn xarit. du woon sax sama xarit mu doon génnal. xamoon naa ko rek
donc mais dafa jékki-jékki bàyyante ak kooku ndeke dañuy xuloo rek man nag muy génn ak man ndeke da doon fayantoo man daal ma bëgganteeg moom ndeke yaakaar ni bëgg bi dëgg la ci moom ma bëgg ko ba gëmewu ma ko ndeke daal naka lañ dawal tuuti ba si àgg ndekete ànd naa ko waa ji jibóog moom yëguma ci dara man may fayandoo noonu yaakaar ni maa ngi ci relation bu neex dama jékki-jékki gis ko mu lëngoonteeg waa ji ànd dox ma dem si ko seet ma dem yaa may woo noonu yaakaar dafa yàgg nag lii wax est-ce que du 98. 99 côté yooyu la. ay loolu yàgg na boobu avant 2000 la. mais daal vraiment daal moo tax gis nga yëfi jàmbur dañ ko bàyyi ak jàmbur. des fois di nga topp nit di topp. mais nooy xamee ni yëfu jàmbur la tamit. mooy yéen a des fois nga gisante ak xale bu jigéen di ko doxaan ak yooyu surtout xale bu jigéen bu rafet nag. très rarement mu ne la awma kenn nga gëm ko. parce que xale jigéen ñi rafet yi mën nga sax bañ a rafet mais na nga baax sax xale bu jigéen quoi bu baax xam nga foo jaar nit ñi dañ lay bëgg. dépendrul ci nga rafet dépendrul ci nga ñaaw foo jaar dañ lay bëgg. te relation boo jafe na ci nag nga gis koo xamante néew ma amul mais bariwul quoi xale bu jigéen bu mel noo war a mel rek nga toog nii rek amoo benn nit booy génnal donc wala amul kenn ku la topp. donc loolu c'est pas ba xam am na mais gisaguma ko quoi. ok foo jaar am na ku la bëgg. moo xam dépendre lu nga rafet nga bañ a rafet et tout ça te li ëpp importance sax du taar bi quoi bi ngay séen mais na rafet intérieurement d'abord xol bi rafet aussi moo yor jikko bu rafet. je pense que boo amee taar lool aussi te sa xol bi rafetul wala yor loo jikko bu rafet bi ñu seen su jigéen amul chance. li ëpp solo nag jikko bi d'abord waaye nag boo rafetee aussi dafay gën a yokk. d'accord léegi pour ñu dugg ci cadre relation parce que sànq yaa ngi wax ni que moom am na benn ndaw si bien vrai que loolu yàgg na mais tey jii aussi loolu ba tey mu ngi am parce que da ngay gis koo nga xamante ne nii dafay am ku mu nekkal léegi après mu dem daal di dem nekkaat ak keneen que mën nañoo xuloo que mën nañoo bañ a ñàkk xuloo. mais mën nga nekk ak keneen. léegi su ko defee kooku def yaakaaram ci yow. nga boo àndee ak nit ngeen bëggante. na nga fidèle ci moom su mën a nekk. ndax war baaxul. ndax tooñ la quoi donc àq la aussi et c'est important des fois nit ñi bàyyi ci xel. aussi boo bëggee nit ki mu wóor ne bëgg nga ko. nekk leen boo ko bëggulee bul engagé wu ak moom. ba ngeen di avancer. mu koy faral di wax tout le temps man de yàlla dimbali na ma man ñemewumaa wor. te it du ma ko def. et di collectionné nag ay copine wala di collectionné ay far amul chance. boo amee koo bëgg mu bëgg la seen rab yi ànd seen jikko yi quoi ànd ngeen mën a nekk je pense que mën ngeen ànd c'est plus important. parce que des fois boo dajalee ay góor yu bari wala nga dajale ay jigéen yu bari da ngay fen. waaw da ngay fen te fen baaxul. da ngay fen mooy que munoo ñemewoo toog sa benn copine. di wax nit ki ni sa copine woo la nga ne ko sama copine laa toog. xam nga ñemewoo am sa jabar nit woo la nga ne ko sa jabar woo la nga ne ko sama copine laa toog. du respect. léegi donc damay généraliser rek moo xam nga am jabar moo xam nga ñàkk am jabar. boo fidèlee nga am copine peut-être muy am ci yow c'est important. boo amee soxna aussi fexeel ba yam ci moom aussi c'est important pour may valeur sa copine sa soxna aussi c'est important. parce que jabar dafa am doole bu mu am quoi. donc yàlla moo ko teg foofu et ku mën daal nekk ki nga nekkal ku nu mu mën a nekk ci yow. nga bëgg ko mu bëgg la fexeel ba bu mu gis ci yow infidélité wala wor wala ñàkk ngor. d'accord léegi infidélité ak ñàkk ngor boobu parce que tey démb gisee dañoo gis ni que wor yi dafa bëri lool ci diggante yi parce que déjà li nga joxe nii yaa ngi joxe conseil ni que bu ñu ba nañ xale jigéen ñi nañ bàyyi dajale waaye xale góor yi tamit nañ bàyyi dajale. waaw xam nga baal ma sax doguma la baal ma. wolof day wax ni ku wor ren ba déwén mu jig la. dañ la ko jiiñ. di yow. olof Njaay lu am solo foofu noonu. waxuma sax loolu mais àq la. àq la et c'est important nee naa la man démb gi si damaa ko wax nii musuma wor ci sama àddina lu jëm ci relation te it bugguma ko def ci sama àddina kenn xamul li am suba yàlla rek a xam.
mais man de ñaanuma yàlla ci àdduna wor trahison dafa doy waar loolu dama ko ragal donc nag du ci jigéen kese ci doomu aadama bu mu mën a nekk même sa xarit mën nga koo trahir te du yoon sa xarit mën na laa wor da ngay wóolu nit ki di ko dimbali di ko defal avant moom mën lu musaan soxla yaa ci taxaw mu dem ba yàlla dogal mu am rek walla ginnaaw bari na fi da ngay bëgg nit ki bëgg ko ci comportement amul dara mënul dara ñu ko bëgg sax bariwul amaana sax mën naa du ma sax kenn bëgg waaye ñu ko bëgg sax bariwul mu dem ba yàlla may ko mu am na mu taxawee mu bàyyi la fa dem tout le temps gis tey da nga gis sax des fois nit nga bëgg ko nga nekk bitim réew mu nekk Sénégal ngeen di ànd ci relation nga nekk fa yaakaar ni kii yow rek la bëgg nekk te yow bokkoo sax ci liste tente bi waaw toogoo sax banc de touche ok toogoo sax banc de touche nekk te yow beneen position la féetale yaa ngi dégg te yooyu après bu yàgg da nga ñàkk fayda quoi waaw bu parce que aussi mënuloo man amoon naa benn xarit quoi moom aussi du ma cité turam xam naa dina seetaan émission bi dafa mën a mbaraan ba bu toogee nii sax bët yi da ngay xam ni ki mbaraankat la xoolal même buñ ko boo xoolee ni téléphone moom mooy seetaan xam naa su vidéo bi pare naa ko envoyé naa xam ne yow laa doon waxal mi xam nga bëgguma wax turam mais même buy def nii da ngay xool sama bët yi nii même buy wax même buy message ni lay def ndax mbaraan rek ok juste que mu ngi même manipuler di xool ba xam yéen a ngi bàyyi xel kan lay waxal parce que ki muy waxal nii bokkul ak 2 minutes bi nii bu jotee keneen ku mu war a waxal encore waaye defal ana wi waaw ok d'accord ok daf ñu message nga def maanaam man dama ko xamoon quoi mais moo dàqam mbaraan rubi ku dàq mbaraan rubi moo xam ne jël na ndam li mais xam naa léegi nag bon xam naa war na changer parce que léegi nekkul Sénégal quoi mu ngi fële di dóor waar xam naa mbaraan des fois xale yi dañ koy def bon newuma nañ ko def parce que duma encourage nit muy def loolu quoi mais quand même boo amee koo bëgg wala boo amee koo nekkal même sa xarit ànd leen ci dëgg c'est important d'accord ànd leen ci dëgg c'est important comme que tey waxi mbëggeel la ñuy wax te mbëggeel nag nekkul diggante gel ak far wala jëkkër ak jabar yaay ak doom ci la baay ak doom ci la frère mbëggeel en général rek mbëggeel de manière générale te après dinañ ñëw sax ci entre xarit ak xarit mais juste que dama bëggoon nga wax ma cause yi nga xamante ni moom moo waral tey trahison yi wor yi ci jikko yi la ñàkk gore la wala jamono moo toll noonu. bari na nag trahison yu am nga yaakaar ni trahison la fekk du trahison. lan la. waaw des fois dama koy gis peut-être nit mën naa xaar nit yàgg lool. kooku mujjul ñëw. mu jël décision. xëy na mën na nekk trahison ci niñ koy ci waa ji walla ci femme bi mais ci déggin maanaam ci boo xoolee nu film bi demee da ngay xam ne xëy na xaar ba yàgg. mën na bañ a nekk trahison peut-être. ok li gën a garaaw nag ci war mooy ànd ak nit ki ba ñëpp xam ne yaa ngi ànd ak moom. nga bàyyi ko. waaw li gën a garaaw mooy nga ànd ak nit ba ñëpp xam ne nga ànd ak moom nga xëy bàyyi ko. def te amoo benn raison. war baaxul Feuz xam nga lu tax man su ma waree damay tiit parce que dama naan ay waay man de man lu ma dal kii ma ko teg non du ma trahir doomu adama. moo tax ñu bari seen relation boo ñu la waxee fu ñu jaar des fois nga dégg jigéen ni la dama suur góor. foo dégg ku ko wax rek daj na métit boo xamante ni du ko nettali ci àddina day dal góor dafay dal jigéen am na ñoo xam dañuy wax damaa suur jigéen. sama benn xarit fan yii la ma ko wax moom aussi dina ko seetaan parce que man damay bëri ay cas yu may fekkee. sama xarit bi dafa doon sëy ak waa ji ñoom ñaar ñu ànd. waa ji nag je pense que sëy na 3 fois mais après bu mu divorcé ak sama xarit bi la ko sama xarit bi soog a xam loolu. yóbbu na ko partout Allemagne fu ne nangam fu ne ay dégg. mais bi mu koy fase waxu ko daara dafa ne ko rek daf ko indi ba
dafa ànd ak moom ba Sénégal ne ko non dama bëggoon rek nga daal ma libéré la daal. nga libéré la daal kii ne ko loo ma def mu ne ko def man dara bëgg rek nga libéré ma. daa kii ma libéré la ndànk. nga dem bu fekk mu ngi ëmb doomam. waaw femme bi wax ba sonn su ma tooñee fekkee maa tooñ baal ma nangam mu ne ko defoo ma dara. waaye dama ko ñaan rek bëgguma laa tardel. dama ñaan rek nga ma libéré la. waaw kii nga ëmb nag dinaa ko toppatoo naa la fexe booy dem hôpital yi tout ça naa ko toppatoo ba ñu mu amee doom. mais yow doo xam. doo xam. imagine nga bëgg nit ki nga bëgg ko mu nekk sa jëkkër. ngeen di ànd partout ci dëkk yi ngeen ñëwaat Sénégal mu wutal la appartement ba pare jékki-jékki mu wutal la fenn nga ñëw toog benn jour mun la benn guddi rek mu ne la demal seen kër après dinaa la woo. ok nga dem seen kër après dinaa la woo bi nekkate guddi bu naa la dinaa la woo guddi boobu bu xëyee la waroon dem dellu Europe. dem ba Europe wool téléphone nga baal ma nag waaye bon bëgg dama lay may sa baat. waaw kii ne ko loo ma def ma ne ko defoo ma dara. dama ne ko bon defoo ma dara dama lay bañ a tardel rek. waaw mais kooku après lan la quoi. xoolal ma àq boobu. psychologiquement da koy jàpp xoolal ma àq boobu. xam boo tooñee sax di nga ne maa tooñ wala xeex nañu xuloo nañu saaga na ma def na ma non loolu amu ci. jàmm moo am mu ne ko wax dëgg yàlla defoo ma dara. waaye dama laa libéré. waaw. am na nag kon est-ce que du def ko bëggeel bi si war moom moo si nekkoon parce que tey bëri na ñoo xamante ni nii dañuy ñëw di te noonu lañu trompé jigéen yu bëri. waaw am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne aussi ne la dama laa bëgg wax yaa ma gën a lii yaa ma gën a laa. am na ñoo xamante ni dañ lay xemem ñoom sëy bi 3 mois lay am. am na ñoo xam ne léegi mardi taal. am na ñoo xam ne dañ lay xemem. waaw dañ lay xemem dañ lay xool nii nga neex leen trop mën nañ ci yow fukki million. waaw. buñ la waree ba sonn jotuñu la dañ lay may alal. pour nga accepter takk bi ba pare ñu dugg buñ duggee ba am lu ñu bëgg après ñu bàyyi la. noonu la amee aussi ci jigéen. duñ la sax bëgg duñ la sax bëggaale mais dañ lay wan ni dañ laa bëgg ba nga dugal xaalis bu bari ci ñoom ñu bàyyi la vice versa la. mais si góor ñi la ëppee quand même. parce que bu fekkee ci jigéen ñi peut-être ñoom mbaraan lañ koy defee après mais jigéen du sëy ak yow te bëgg la. mais jigéen day mbaraan des fois góor day mbaraan. noonu la amee jigéen yu jub yoo xamante ni kenn xamul leen benn affaire bu dul jub. ku ñu bëgg ku ñu ne kooku la barke yonent bi. noonu la amee aussi góor yoo xamante buñ la nee kii la rek kii la. man gis naa góor boo xamante ni moom kenn kese lay bëgg. ki amagul sax jabar. waxe dafa ne ma dem ba gis man kenn kese laay bëgg su may ànd ak moom mais am na góor yoo xamante ne ñoo gën a jub ci àddina. boo ko waxee tey ñu bëri na waaye c'est faux loolu amul mais attends am na. dégg noonu la amee ci jigéen. jigéen yoo xamante ne xamuñu kenn ku dul kenn kese kenn gënu leen sérieuse ci àddina. dégg noonu la amee nag. aussi ni koo xam ne aussi ñoom dañuy war wala ñoo xam ne entre la ñuy ànd ak yow te doo ko xam. moo tax dafa doy waar. dëgg la mënoo nag ànd ak nit nag. nii ba xam ko moom ko yàlla moo lay dimbali rek. li ma benn paa waxoon rek. mu ne ma dem ba gis mu ne ma gëmmal rek takk. waaw te àdduna léegi noonu la. gannaaw boo xoolee jikkoom doy leen nii ngeen waxtaan nii xamante ni ah. parce que mënuloo xam ay doxaan ko 2 mois doxaan ko 3 mois 6 mois di nga ko xam déedéet. billaay wallaay gëmmal rek a takk. nu jigéen mën a mel ci àdduna mën nga koo changer. est-ce que bu dee ni jigéen bu baax la mën na changer. ku ne mën nga ko takk ci àdduna. te takk dépendrul ci am nga lii amul lii xëy na du lépp lu ñu mën a expliquer ci kii bi yaa ngi dégg mais dafa am foo xamante ni jigéen boo ko jigéen mën nga ko sax fekk. muy taxawaalu dugg fu nekk ci àddina dugg di def lu nekk du yendal du fanaan ak yaa ngi dégg. nga takk ko jaamu ci yàlla defar ko ba mu baax. dégg te lu bari am na fii. et bu jigéen amee nu mel ku góor gi ne du ma ko takk keneen du ma ko takk kii du ma ko takk mais kañ lay defaru. bu góor amee nu mel moom it mais jigéen day defar góor. absolument. am na benn du ma wax sax li mu yëngu aussi damay bañ parce que damay bañ a dégg xam nga mais mu ngi woon ci aar bi mais jabaram moo ko defar. te kenn xamul ban façon comportement la yoroon. artiste la woon. jabaram moo ko defar. defar ko ba mu ne cocc. gisatul sàngara fenn ci àdduna.
ndax parce que des fois boo du ma wax sax boo bonee waaye dama naan boo bàyyee yoon bi nga xamante ni foofu nga war a jaar nga jaar ci beneen yoon bu baaxul. ki nga nekkal sa partenaire dana jàppale. moo xam ku góor moo xam ku jigéen. boo ko defee yàlla mën na la dimbali. mais boo beddee nit rek bu yàqoo yaa ko. ok bokk nga si ñu ko sànq merci. donc c'est quelque chose boo xam ne aussi nit ñi koy bàyyi xel trahison moom wax dëgg yàlla foo gisee ku koy def doo mujj fu baax. d'accord léegi ci xam naa domaine trahison bi sax duñ ci ñu génn si ñu wax ci li nga xamante ni moom moo di problème de caste yi parce que tey mën ñoo waxee mbëggeel te wax ñu si loolu maanaam affaire xeet yi tey ñu nekk ci société boo xamante ni nii xëy na affaire bi mu ngi wàññeeku nànk-nànk mais ba tey mu ngi am fii Sénégal da ngay bëgg nit ki ñëw présenté ko say waa kër ñu ne la non duñ la ko may parce que géwal la wala géer la wala tëgg la ay suñu deret kenn duñu rax yooyu noonu mu nekk te ñooñu nekk dund seen bëggeel xamoo naka la ñu def xamoo naka la ñu jaar. nga ñëw tey wax leen loolu. xam nga problème caste yooyu ñun mënuñu ko dindi. gaa man ànduma ci mais mënuñu ko dindi. am na ñoo xamante ni melal noo mën a mel ci àddina doo takk seen doom. am ñoo xam ne yoral ay milliards doo takk seen doom. bul sonn sa bopp. am na ñoo xamante ni melal noo mën a mel ci àdduna bu ngeen nekkee ay xarit doo leen létt mukk. am na keroog damay def sama benn live sama benn xarit làkkat la du ma wax aussi si ban ethnie la nekk parce que bëgguma la ko dugg affaire ethnie yooyu. mais làkkat la comme man. làkkat la quoi mais dafa ne ñoom seen boo ñëwee seen kër. bu dee ni yow. nekkoo géer comme ñoom maanaam nekkoo ñoom comme lu ñu nekk. bu ñëpp toogee ci lal bi amoo droit toog ci lal bi suuf nga war a toog. waaw ndax li nga doon. et pour man nit ki boo nee supporté wu ma ko fu mu toog du ma fa toog wala du ma bokk ak moom c'est pas ndab wala du ma ko may sama doom waaw mais bu deewee jarul ngeen dem ci dëj bi. waaw mais man boo xëyee mais kon bu ko nuyu bu mu la nuyu. mais du sa nawle waroon leen séq sax nuyu. te boo xoolee sa répertoire bii nga ni géwél nga mbaa géer nga wala ñeeño nga wala leneen nga xaaju sa téléphone yëpp li nga nekkuñu loolu. et pourtant yéen a ngi séq ay teraanga alors waaw ok d'accord yi ngi séq jàmm. soo ma supporté wu ma la. man dama fier ci li ma nekk. boo nekkee géwél da ngay fier ci géwél bi nga nekk. boo nekkee géer na nga fier ci géer gi boo nekkee ñeeño na nga fier ci ñeeño gi nga nekk. man kenn gënuma kenn waaye kenn gënu non yooyu moom nag am na xeet yoo xam boo fa duggee bul sonal sa bopp. da ngay wax ba mar. mënoo fexe ba lii nekk seen bopp nga dindi ko. ci seen maam yi la. bul sonal sa bopp. xam naa sax instant bi nii temps bi léegi mu jeex mais tey tamit mënuñoo pare te waxtaanewu ci tamit ci li nga xam te ni mooy souligné nga ko sànq diggante xarit ak xarit ñu nekk ay nawle da ngay gis ànd ak nit ki des fois nga am problème ñëw expliqué ko man de feuse laa man daal ma yollee ko ndànk ñëw ci dem ba ne ko diw de lii mu nekk loo xamante ni nii yow nga dem waxi ko keneen waxi ko keneen su ko defee problème am yëpp tasaaroo te du faju te tey jii nii loolu bëri na ci dëkk bi. àddina boo bëggee noppalu dama koy wax sànq si benn émission bu moo jógee mooy boo bëggee noppalu ci àddina bul di tas say problème bul di ko partager partout. les 90% mënuñu la ko fajal dañ koy xam te buñ ko xamee mooy yàqu nga dañ koy siiwal. et xarit am na waaye bareetul. boo bëggee lu bari bañ a nekk ci yow ay wor nit ñi di la wor. bul am trop confiance ci ñëpp. waaw boo amee lu la metti xoolal ki nga ko mën a wax. te na nekk kenn ci yow. boo ko amulee je préfère nga toog bu dee ni jullit nga def ñaari ràkk. julli ñaan ci yàlla. ci problème boobu nga nekk yàlla saafaral la ko. bari na ci àdduna ñoo xamante ni dañ lay xamal duñ la fajal. boo wanee gi ñaaw ñi nettali la ko. et sutura dafa am solo trop. am ñoo xam ñu ngi fii ci réew mi di dimbalaate. kenn du leen dégg kenn du leen gis.
am ñoo xam ne balaa ñu laa dimbali foog lamp yi tàkk lamp yëpp tàkk ñu yëkkati jox la li ma pendoo naan am ñoo xam ne duñu may muuma mukk parce que muuma mënu laa remercier mënu wax ci yow yu baax dañuy toll ci monde boo xamante ni jàppalante la te lii dëggu dafa bareetul am na nag am nañu xaritoo mais bareetul léegi parce que damay am sama problème te xarit dëgg ngay am sa problème xarit dëgg ngay am problème nga wax ko problème bi mu yenn problème bi dem lijjanti la ko ñëw toog mais tey am na xarit yoo xamante ni tey na nga am problème police gunge sax tu la ko def boo xam ne gunge mu mënoon noo man tey dama am rendez-vous hôpital du dem bariwul da ngay am tey xarit mu ñëw sax ñeme fen seede loo xamante ni fekkewu ko sax pour couvrir xaritam des fois xarit da koy def ku ne xam na ni fen baaxul waaye des fois am na xarit yoo xam ne dañuy ñëw sax nga am problème tey dem ba gisee ñëw tey ñi teg la ñi porte la plainte tey nga war a dem wuyu ji fële dem ba gisee ñëw ne la maay seede bi maa ko fekkee te aram fekkewu ma ko c'est vrai que fen baaxul waaye xarit dëgg ma def loolu léegi jamono bi dafa doy waar barke yonent bi trop doy waar léegi kenn xamul kan ay kan kii mooy kii waaw moo tax boo bëggee noppal wax naa ko sànq man dara naqarituma ci àddina bi boo bëggee noppal ci àddina bu la dara naqari ci réew mi boo xëyee sangul ba set boo amee la dox nga dem doxi ji ko te loolu lijjanti ko bu mu sotti balaa kenn ko yëg bi ci gën a garaaw mooy wor xarit ak xarit bi gën a doy waar mooy te ngay gis xarit nit jël nit présenté ko nit nit kooku nga présenté nit ki mu tourné di la yàq yow mi nga xamante ni yaa tax ñoom ñaar ñu xamante chaque jour da nga ko fiy gis nit day présenté nit mu tourné waat di wax yow diw di ko wax yu bon ci yow yoo xamante ni kii nga ko présenté sax musul xam loolu ci yow et ma yaakaar nit boo ngeen day ànd sax boo ñaawoon sax mbaa am lu ñaaw ci yow mënoon na koo nëbb ki nga tax mu xam ko. est-ce que yaa ngi dégg. da ngay jàppale tout le temps nit moo tax dafay bari léegi nit ñi sawaratuñ sax léegi jàppale doomu aadama léegi. dafay dem ba après ñoom ñoo lay pousser à ce que nga soxor. te bëgguloo ko def. da ngay jël sa décision accompagner nit ki. waaye bis bu amee laaf nii non bu la wanee ginnaaw jooy rek moo lay dese dafay dem ba après yow da nga naan bon pourquoi amee baax waaye foo jaar ci àddina loo mën a def ci àddina mënoo def lu baax ba ñu fay la ko lu bon ba mujj lu bon non mën a def lu bon ba mujj am ci lu baax jamais de la vie ku wor moom ren ba déwén mu jég la dañ la ko jiiñ ku wor da nga koy gis loolu amul sax ay sikki sakka trahir nga nit nii lu at yi dem nga yaakaar ne yaa ngi sa jàmm waaye di nga am lu bari loo xamante ni di nga ko perdre à cause de trahison boobu nga def loolu moom bu yeboo doomu aadama xam ko est-ce que léegi yaakaar naa émission bi mu ngi jeex waaye nag duñu tëj te tey comme bésu mbëggeel la nga wax ñu yow mii xam nañ ni am nga soxna nga wax ñu ndax ngeen xamante ak kan moo njëkk abordé sama jabar moom sama jabar sama xarit sama jabar sama fans la woon bon 2010 laa demoon Mali représenté Sénégal Kasanga boobu maa ngi nekkoon ku sew nii xaw ma sax ba xam moment boobu est-ce que dina gis xale bu jong ma bu ma gis rek bu ma neex ko bon ma dem Mali représenté Sénégal jékki-jékki daal ñuy joué ba pare heure yi la ñu commencé joué pare ay 20h 21h rek ñu woo ma ne ma am na benn femme bu lay seet fii femme bu jongo ma man mii te maa ngi soog a ñëw Mali ma ñëw desanteeg moom mu ne ma ça va bien waaye man en sénégalais la mais en même temps samay famille ñu ngi fii Mali waxtaan et tout ça ñi xamante ma nag moom fa la ñu xamante muy Fatima moom laa takk nii xamante ne après mu ñibbi si ma jox ko sama numéro parce que amuñu woon droit wu yor a téléphone foofu mais ma jox ko sama numéro bu Sénégal
dem naa ba gas sangaa jeex 2011 ba ma ñëw ba kii def ay 6 mois et quelque ma toog ba kër ga mu woo ma téléphone ne ma man la sa fan sa boobu woon la Mali ok ma ne ko ok d'accord ma kontaan nag parce que kooku dafa jongo ma woon te gis ni ngi gisante woon nii rek takk rek après bon ma ni mais xale dafa jongo ma dafa rafet waxtaan miinte nag mu ñëw kër ga ñu waxtaan partager et tout ça ma doxaan ko mu bañ ma ni wax ak yooyu parce que li taxoon ma doxaan ko mooy boobu temps aw ma woon copine doxaan génnuma kenn ma ne attends gis na ma neex naa ko et tout ça donc te man su ma xasee ba bëgg kenn man kooku laa bëgg comme yàlla dogal nag boobu temps dem naa Mali gëj naa Sénégal donc amatuma benn relation ma doxaan ko mais bu fekkoon amoon naa kenn boobu duma ko sax xool dama koy maîtriser xool ko nag yooyu ñu waxtaan suñu waxtaan nag ni muy gën a dem dañu yàgg après rek mbëggeel dugg doxaan ko mu bañ dëgër bopp dawal tuuti ay temps ñu ñëwaat encore ñu waxtaanat ñu gisante waat moo doxaan ko mu bañat encore mënuma non nañu seq frère et sœur kon frère et sœur kon yàgg naa xew frère et sœur 2010 la xew après bon ndeysaan xam naa après muy rëm mu ne waa kii daf ma nopp garaawul xam nga boobu nag ay ndaara ñu bari ko toppoon ma attaque ko vraiment mu nekk tey sama soxna vraiment di ko baax aussi donc noonu daal suñu relation ñëw ma takk ko ma xool ñi dund en 2011 12 13 14 2014 après nag bon ma kii ko nag des relation bu doy waar nag bu doy waar sax bari ay bagages ay problème début bi donc mais quand même mu tam mu jàpp rek nekk ku baax loolu vraiment di yaay Mouhamed ak Baba Mal donc moo tax daal sama xarit la daal ay mais nag ku baax la macha allah yaay Mouhamed ak Baba Mal ko mbokk internet yi ñoo ko gisandoo démb gise lañ dalaloon fii ci suñu plateau spécial Saint-Valentin fii ci biir Feeling Dakar TV yaakaar naa ni nag seen xol sedd na man de sama xol sedd na démb gise la ngay tàggoo mbokk internet yu Feeling Dakar ak lan nga leen di bàyyi ak ci Saint-Valentin bi bon maa ngi leen di remercier encore di leen kontaane yéen ñi nga xamante ne yéenay waa Feeling Dakar International donc di nuyu di ko jiital nag ci Bamba mu nga xam moom la ñuy duppee Cheikh Ahmadou Bamba bis yàlla dafa la jàmm sama xarit bi dama koy sànni xeet des fois waaye li ma ko doon sànni xeet sànq bàyyi ma bañ ko wax fii bàyyi ma suturaal ko na jëm suuf rek donc di nuyu ñëpp di leen kontaane équipe bi yëpp ndax su ma limee damay juum yàlla dafa leen jàmm aussi ma nuyu aussi sama mbokk musiciens yi donc naan leen nag na lépp nekk ci jàmm rek ñaanal yàlla mu tudd ci corona bi affaire yi saawan baawaan ba ñu commencé waat suñu activité ndax man ñëpp samay xarit lañu man chance boobu laa am artistes yëpp samay xarit lañu man xaritu Sénégal laa man aw man noonu sama benn xarit ne ma dem gis ma génnee benn morceau noonu ma ne ko kuy samay noonu bàyyil tooñ bàyyil sa caaxaan yi waaw donc àddina daal nii la nañu waxtaan rek séq jàmm Sénégal jëm kanam yàlla defal ñu jàmm te souhaité nag ñëpp bonne fête de Saint-Valentin di kontaan nañ lool yéen tamit ñu leen di souhaité Saint-Valentin bu neex a neex képp koo xamante ni am nga koy génnal nga fas jom nag takk ko ci corona dégg naa xew corona moom doo dépenser dara. xew corona de 50 000 boo ko joxee di nga am parce que ba ñu ko jëndee guro rek après nga ne gars yi dañoo ak xew mi. nañ ak xew yii fukki junni ngay joxe guro. ay rassemblement du am sax dañuy profité rek taxañ def ko seetu timis jëndal sa kilo guro rek yónnee bu fekkee ni que dafa xaw a dëgër sa côté nii profité ci corona bi rek donc di ñaan yàlla na ko amagul soxna aussi yàlla may la ko ko amagul jëkkër yàlla may la ko yàlla def jàmm jéggalu ñëpp la su ma waxee dara lu kii aaya bi dama ko transformé keroog en pulaar demal defal clap rek sosu ko maane waya halan mo ko buri welde sosu ko maane waya halan mo ko buri welde wi mo ayo bebe wi mo ayo bebe wi mo ayo bebe bebe ayo bebe ayo
merci beaucoup jërë ngeen jëf kontaan nañ trop bokk internet yi lii lañ leen andiloon di leen ñaanal jàmm ju baax a baax comme ni ma ko waxee woon rek ñi nga xamante ni nii amaguñ borom kër yal na leen ko yàlla may ñi nga xamante ni tamit takkaguñ soxna fas leen jom ngeen takk soxna yal na leen yomb borom kër yi nga xamante ne benn ngeen am ngeen yem ci seen benn ñi am ñaar nag yem leen seen ñaar bàyyi leen waaw lëj beeg yooyu noonu waaw duuru nag moom maa ngi ñaan yàlla balaa corona bi jeex nga am jabar sonn trop loolu togg nga lekk ko ayca mu ngi noonu mbokk internet yi jërë ngeen jëf bye bye merci